La sagesse du Mahdi, la sagesse pour la fin des temps. fa tabarakallahu mu mel ni li tax yàlla bindunu indunu fi wax nanu ko wa ma xalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni kon mu mel na li tax yàlla bindunu indinu fii wax nanu ko te mooy mu ni bindul nit ak jinn lu dul rek ngir ñu di ko jaamu su nga defee kon looluy wane ni leneen du mën a doon priorité ci boo nekkee ci àdduna lu dul jaamu yàlla moo tax jaamu yàlla kenn du ci tàyyi kenn du ci tàyyi waaye kenn du defe ni aussi jaamu yàlla sacrifice la boo def ci sa temps waaw daa am na ñu ko yaakaar am na ñu defe ni jaamu yàlla bi ñuy def loolu sacrifice la rek bu ñu def ci seen temps waaw fekk na nag demewul noonu ndax jaamu yàlla moo ñu fi indi mu mel ni kon su fekkoonte ni yàlla dogaloon na ni duñu ko jaamu kon duñu fi indi waaw ndax kon duñu bind nee na bind bi nu bind nee na dara waralu ko lu dul rek ñu di ko jàmm loolu la yàlla wax soo ko defee kon ñu xam ni boo ci nekkee ci jaamu yàlla yaa ngi ci sa farata bi la tax a ñëw ci àdduna waaye boo jaamuwul yàlla aussi mooy bàyyi nga sa farata bi la tax a ñëw ci àdduna moo tax kenn du ci tàyyi waaye aussi kenn defu ko rek ngir dimbali yàlla ndax yàlla kenn mënu ko dimbali sa bopp ngay dimbali sa bopp ngay dimbali moo tax loo jëf rek day dellu ci sa bopp loo jëf rek day dellu ci sa bopp yàlla nee na bind bi ma bind sama nguur amul kenn koo xam ni soxla woon naa la pour nga jàppale ma waaye nee na bu desee ci prouver ko nag soo ca góorgóorloo mën nga am sama ngërëm waaw te mooy prouver existence yu yàlla prouver existence yu yàlla ndax am na ñu wax ni amul ñu wax ni moom yàlla amul yàlla nee na soxla na ku leen wan ni moom yàlla am na kooku nag boo koy def da nga koy jaari ci lanoo tuddee yow mi koy justifier faw nga am lanoo wax assise spirituelle lu am solo avoir une assise spirituelle lu am solo su ko defee nag assise spirituelle boo ko amee ca ngay mën a wóolu yàlla te boo wóoloo yàlla ca nga koy mën a xam assise spirituelle soo ko amee ca ngay mën a wóolu yàlla te soo wóoloo yàlla nag ca nga koy mën a xam su ko defee itam liy dimbali doomu aadama mu am assise spirituelle mooy mu am looloo tuddee assiduité ci zikr mu fexe ba buy zikr daal mu nekk lu mu xam waaye lu mu teg ci yoon waaye aussi lu mu respecté waaye lu mu respecté su ko defee nag yàlla ci dogalam moom dinay jàngal doomu aadama dundam yàlla ci dogalam danay jàngal doomu aadama dundam waaye bu ko yàlla dee jàngal am na loo xam ni daf koy delloo ci texte alquranul karim am na loo xam ni aussi daf koy delloo ci hikma muy la nga xam ni dañu ko yëgal waaye am na lu ñuy delloo ci xaqul yaqin muy loo xam ni yàlla daf ko koy dundloo
mais benn bu ci nekk ci ñett yooyu boo amul assise spirituelle doo ko mos ndax sa zikr du dëgër te sa zikr bu dëgërul dana am loo xam ni doo ko mën a découvrir su ko defee bi ñuy delloo si ci texte moo tax alquran bu ñëwee mu lay nett ni xisa yi nga xam ni am na ñu ko dund waaw xisa yi nga xam ni am na ñu ko dund ñii ay yonent lañu ñii ay xeetu yonent lañu yonent yi ak seen xeet yàlla nettali la ci alquran istuwaaru Samud nettali la ci alquran istuwaaru yeneen ci yàlla Musa alayhi salaam ak Firawna waaye nettali la ci alquran aussi yeneen xeet waaw li mu ci jublu moom borom bi ci texte yooyu muy utiliser di la nettali mooy nga fexe ba jàng ca la doon seen erreur ñoom nga fexe ba bañ ko répéter ci sa dund waaw bañ ko répéter waaw la doon erreuru ahlu Samud te muy nanu fexe woon ba désobéir yeneen ci yàlla Saalix waaw dañu fexe woon rek ba weddi seen yonent ci rek teg ko ci seen bakkan yàlla bu la jàngalee seen xisa jaare ko ci texte coranique di alquranul karim la mu cay jublu mooy erreur bi ñu defoon ñoom Samud nga bañ def erreur bu ni mel moo tax léeg-léeg dina jàngale ci texte waaye kooku nag ki am assise spirituelle moom moo ko mën a dégg ndax ki amul assise spirituelle moom bu ko déggee ci noppam jàng na aaya yi jàng na xisa ya waaye du ci jàpp dara ndax lépp dafay defe ni pour waa Samud kese la concerné wu waaw lépp dafay defe ni pour waa Samud kese la concerné wu te loolu mooy erreur bi gën a mag waaw loolu mooy erreur bi gën a mag ci jullit waaw mooy yàlla indi alquranul karim alquran bi ñëw pour jàngal la xisa ñi weesu nga dégg ci seen erreur ba ñu defoon ak seen yonent waaye soo paree nga defe ni loolu xëy na Samud kese la concerné wul boo moytuwul da nga répété yow les mêmes erreurs ak sa prophète waaw te mu di sayyiduna Muhammad waaw soo moytuwul rek nga répété erreur yi waaw te boo ko répété itam yàlla fu mu jaaroon ak ñoom bu fa jaaralug yow fii mën nga dem ca barzak mu jaar fa ak yow moo tax lu jar di bàyyi xel waaw moo tax loolu lu jar di bàyyi xel waaw bu yàlla nattee Samud wax nanu mel ñoom wax seen melokaan da nga cay jàng waaw la nga cay jàng rek mooy nga fexe xàmmee waaw te boo xàmmee rek mu noppal loolu ku am assise spirituelle moo koy xam su ko defee itam yàlla jàngal ki am assise spirituelle ci hikma waaw mooy mu foogloo ko te lam ko foogloo leer la te lay leer dëgg la waaw su ko defee yàlla foogloo ko waaye waxu ko rek mu foog waaw mu xam ni la mu foogoon la mu yem ci yàlla daf ko bëgg jàngal ni ko moom mën na informer créature am ci phase bu ko neex bu ko neexee mu yabal nit romb wax ndekete moom lay waxal te tudd ko bu ko neexee mu yabal picc daal di soow nga dégg la muy soow nga xam ko ci mystique yi bu ko neexee mu utiliser univers bi waaye bu ko neexee itam mu utiliser jamono waaw te Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif nee na bare na ku yàlla di jox xam-xamu hikma ci aaxiru zaman nee na li ci ëpp zaman lay utiliser pour jàngal waaw nee na lu ci ëpp zaman lay utiliser pour jàngal waaw te mooy rek ngay dox ci jamono yàlla di la jàngal ci jamono waaw moo tax mag ñi daan wax ni ku yaruwul jamono mën na xëy yar la waaw ndax yàlla dina jàngale ci jamono waaw yàlla dina utiliser jamono jàngal ci nit waaw jàngal ci nit
mooy nga dem ba yàgg rek jamono di la jàngal benn par benn waaw soo mokkalee baax na boo mokkalul it jamono moom mi ngi lay jàngal waaw su ko defee nga dégg ko waaye bi ci des itam nag mooy yàlla dina informer ki am assise spirituelle jaare ko ci xaqul yaqin mooy loo xam ni certitude bi ci nit ki di am ak gëm gi mu koy gëm ak xam gi mu koy xam du ko mën a expliquer nit ba nit nangul ko ndax dimension ba mu koy déggee mooy yàlla waaw lu am solo waaye gis nga ñetti phase yooyu yëpp ki ci yàlla di dimbali mooy ki am assise spirituelle waaw ki ko amul moom bu jàngee alquran bu duggee ci noppam pare na ci waaw pour moom li alquran wax yëpp amul dara lu ko ci concerne ki nga xam ni amu ko itam bu ko yàlla yaree ci jamono du xàmme waaw du xàmme ndax bu ko ci yàlla yaree itam bu ko delloowee fa mu commencé woon mu melaat na mu meloon waaw moom ngay dégg nit ku yàlla dénk nga am ba xëy rek yàlla xañ la yàlla xañ bi mu lay xañ daf lay jàngal ni jamono mel ni am na côté bu ci neex am na côté bu ci naqari waaye gis nga xañ bi mu lay xañ boo amul assise spirituelle bu la mayaatee itam nga dellu beew na nga beew waaw parce que amoo assise spirituelle waaye su ko defee itam bu la jàngalee ci xaqul yaqin boo amul assise spirituelle bu la wanee dëgg ba nga xam ni lii dëgg la boo xëyee suba bàyyi ko fa dem ci caaxaan waaw moo tax nga mën a gis ku seede dëgg ba noppi nga gis ko ci caaxaan waaw te kat seede na dëgg waaye lan la amul assise spirituelle boo ko amul mën nga seede dëgg ba ni lii dëgg la woo nit ñi ni lii dëgg la ñu ni la waaw te après yow ñu gis la ci caaxaan waaw parce que amoo assise spirituelle da ko fay bàyyi waaw moo tax lu am solo la waaw assise spirituelle lu am solo la te mooy am assiduité ci sa zikr waaye fexe itam ba zikr bi nga teg ci yoon ba mu leer ni la da ngay connecté ak borom bi te li ngay def dara du ci doon loo xam ni sacrifice lay doon ci sa temps wala sawar waaye da ngay xam ni mooy sa wareef waaw ndax moo tax yàlla indi la waaye su ko defee ña ñoo tuddee les grands perdants mooy ñi nga xam ni yonent bi nee na dañuy dégg alquran waaye nee na dañ koy delloo ci leneen loo xam ni concerné wu leen ñoom waaw te mooy li ma doon wax léegi yàlla utilisé na Firawna jàngal na Firawna buur bu nekk war na jàng ci moom waaw Firawna buur bu nekk war na jàng ci moom waaw buur bu nekk war nga fexe ba buñ la falee ñu jàngal la histoire Firawna waaw ndax looy doon buur moo la gënoon nekk buur moom te it capacité ba mu amoon yow amoo doole ba mu amoon amoo dund ga mu amoon amoo waaw kon buur bu nekk war na jàng ci moom su ko defee boo jàngee nag nga yemale ko ci Firawna ak Muusaa rek juum parce que boo jàngee ci Firawna da nga war a fexe ba jukkoom moom nga moytu ko waaye xam ni aussi nguur doonul luy wéy abadan waaw te ñi nga xam ni ñëpp dañu am échec loolu moo leen indil échec mooy ku nu fal nga defe ni abadan waaw boo ko defee rek juum bu ñu la falee pouvoir temporel la yàlla sompal tuuti waaw bu ñu la falee ci pouvoir temporel la yàlla compal tuuti waaw ndax yàlla nee na nguur moom yëfam la tabaraka alladi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir waaw waaye nag léeg-léeg dana comp tuuti ci pouvoir temporel waaw daal di la koy jox boo xàmmewul nag da ngay defe ni pouvoir éternel la su ko defee ni ngay foogee ni pouvoir éternel la loolu moo lay détruire waaw loolu moo lay détruire parce que mag ñi dañuy wax ni buñ la aalee benn néeg nee na wutal sa néegu bopp ndax lu mu yàgg-yàgg daa génn ci bopp waaw ñu ni lu lay génn ñu ni borom mi la ko aaloon mën na xëy nangu waaw ñu ni waaye gàtt xel a nga bokk ca soo duggee ca néeg ba nag nii sama néeg la te fekk dañ la ko aal ñu ni loolu moo lay détruire ndax bis booy génn doo am foo dal waaw ñu ni noonu la mel bu la yàlla compalee la ñoo tuddee pouvoir temporel waaw da nga ciy ànd ak dal ndax du pouvoir éternel waaw
ndax yàlla nee na nguur yëfi boppam la ñu ni moo tax buur bu nekk war na fexe moom jàng ci sa Firawna ba mën ko maîtriser su ko defee itam mu bañ ko yamale ci Firawna waaye mu jàng ca la doon erreuru Firawna mu éviter xeet bu nekk aussi war na jàng histoire Samud désobéir seen yonent su ko defee ñoom itam ñu moytu waaye ñàkk jàng boobu bu amul du tee nit ki sax mën na doon xaafisul Qur'an waaye du ko dégg ndax dana mokkal baat yi dana mën a jàng Baqara ba Naas dana ko mën a sax tëj kaamil ba tëri waaye du ca jëf dara waaw te boo ci jëful dara léeg-léeg nga dégg nit ni yàlla wax na yaa ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la tafalu alors que moom ci boppam la muy digle du ko def waaw te mu ngay digle ndax léeg-léeg nga dégg ko ci waaraatekat mu wax waaye moom nag du jëf dara ci la moo digle te loolu ma nga mel ni ci jël savon jox la ni sangul ba set te moom sanguwul su ko defee yàlla wax na moytu leen ko te moytu ko nag moo lay dimbali ndax mag ñi dañ ni kiy dégg nee na bu ruuxam sellee la koy jubloo dëkk mooy lu mu dégg rek analyse waaw te dam koy analyser mooy nee na lam ca moom mu denc ko la doon erreur mu éviter ko lam ca war a jëfandikoo mu jëfandikoo ñu ni ñoom moom la ñu jàppee kuy dégg ñu ni ki dul dégg nag tey déglu nee ñu mooy lu mu dégg delloo ko ci keneen waaw lu mu dégg rek delloo ko ci keneen te su ko defee boo ko delloowee ci keneen da ngay fàtte sa bopp te boo fàttee sa bopp doo defaru waaw nee nañu ku am retard ci côté spirituel rek loolu moo indi sa retard waaw nga léeg-léeg nga dégg nit ni man de xaw ma lan la waaye am retard ci côté spirituel fekk li indi retardam dëgg mooy dana déglu kàddu lumière dana dégg ñu wax ko waaye du ko delloo mukk ci boppam waaw te loolu boo seetloo ci ñiy dégg ñu bari daf leen di daal ñu bari daf leen di daal daal léeg-léeg nga dégg ku ne dégg naa de sang bi wax nangam ak nangam ci waxtaan waaye xam naa ni pour ñee tax muy wax waaw xam nga kooku fa la retard ya ndax boo ko delloo woon sa bopp rek deful mais boo ko delloowee ci keneen fàtte sa bopp te boo fàttee sa bopp doo deful waaw seetal loolu ni mu mënee tardeel ni waaw mooy nga déglu kàddu yëpp ba mu jeex sàkk nga delloo ko ci ñeneen na ngay fàtte sa bopp te mën na am sax yow mi koy delloo ci ñeneen mën na am yow la sang bi di waxal waaw mais delloo bi ngay sàmm delloo kàddoom ci ñeneen moo tax ngay fàtte finalement sa bopp waaw te boo fàttee sa bopp nag dootoo defaru loolu la yonent bi doon éviter loo saxaaba yi wax na leen lu ngeen dégg ci alquran rek bu leen ni Samud la woon bu leen ni Firawna la woon bu leen ni ñoog Musaa kese la delloo si leen ko ci jamono mu ni ngeen analyser waaw ñu ni ko bu fekkee Samud la woon ñoom passé nañ bu fekkee Firawna la woon moom it jóge na fi yàgg na yonent bi di wax waaye di ngeen mën fexe ba erreur yi ñoo ñu defoon yéen du ngeen ko répété waaw su ngeen ko delloowee ci seen bopp bu ngeen ko delloowee ci ñoom nag mu ni da ngeen di fàtte seen bopp te su boobaa lu leen xise bi nettali du tax ngeen jëfandiku ci baat boo xam ni di ngeen ko mën a dégg yéen ndax lu ñu wax rek ngeen ni pour Samud la waaw looloo tax mag ñi ni yar sa bopp mi ngi doore ci kàddu goo dégg rek nga analyser ko ci sa bopp ba noppi waaw ñu ni soo ko analyser ci sa bopp ba noppi loo ca gis liy jëriñ nga jëriñu loo ca gis loo xam ni erreur la nga bañ ko répéter waaye loo ca gis loo xam ni day lore nga fexe ba loolu buy lore itam yow nga bañ a bokk ca loraange ga lu am solo su ko defee analyse boobu nag mooy tax nit ki am la ñoo tuddee éveil spirituel te éveil spirituel yaa ngi koy jële ci am assise spirituelle waaw assise spirituelle moom ku ko am faw mu wóolu yàlla waaw assise spirituelle ku ko am faw mu wóolu yàlla faw mu wóolu yàlla waaw munoo ko am ba noppi te wóoluwoo yàlla c'est impossible waaw parce que am bi nga koy am mooy tax yàlla dina la dimbali ba nga xam ni lu yëngu lu nekk rek yàlla ko ëpp doole waaw da nga koy yëg loolu waaw
da ngay am contrôle bu kenn mënul nettali da ngay am contrôle bu kenn mënul nettali xam nga nitu yàlla yi